yarne yano amuli leɓe jagtax yen yihuluy papa yen yayitame yete yen yihuluy nega kika teli wo iba lona koye sile helde cosani kibilona yayta mbamba akuni ko lomuta jakarta kal sokoñ abin serena jagana foka yewo homana wo ɓosna ɓoso yen ɓeyta dakaru nan yen badul paso yen iros cosani yen ay ɓoso Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan fii ci Palor TV ñoo ngi leen di nuyu ñi ñuy seetaan ci réseau bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen seetaan ci Facebook ak YouTube bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di gërëm bu baax a baax ci ànd bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak ñun ci émission bi nga xam ne moom la ñuy wax ëttu maam ci Palor TV fii ci Mbul. ñu dellu di nuyu bu baax a baax waa Mbul yépp nag di ko jël nuyoo bi di ko jaarale ci chef de village muy Moustapha Diouf Moustapha ñoo ngi lay nuyu di nuyu notable yi nga àndal ci liggéey bi di nuyu imaamu ratib di nuyu naayimam di nuyu waa Mbul yépp nag ni ma koy waxe ci mag ak ndaw góor ak jigéen ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu bu baax a baax waa Xodda Bëgg nga xam ne fa la ñu jógee ñëw fii ci Mbul jël nuyoo bi di ko teg ci loxol suñu baay Mamadou Seck di chef de village Xodda Ba mook ay notable am yépp nag di ko teg it ci loxo imam Alaaji Ibrahima Seck di sama baay ak imam Mouhamad Diop Ciss ñoom ñëpp di suñuy baay di ñu baax ñu yàlla baaxal di nuyu waa Xodda Ba yëpp ci mag ak ndaw góor ak jigéen su ko defee ñu dellu si nag di nuyu waa Palor TV nag di ko jëlee dale ca directeur ba ci ki gën a mujj su ko defee ñu nuyu directeur bu baax muy El Hadj ñoo ngi lay nuyu di nuyu caméraman technicien Baye Talla Pape Mbuub ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Khadija moom itamit na bokk ci kër gi ñu di ko nuyu bu baax a baax waaye suñ dellu ci plateau bi di nuyu Ablaye Gueye mi nga xam ne ñoo bokk di def émission bi di nuyu Khalil Diouf mi nga xam ne ñoo daan ànd di bokk di def émission bi yàlla def fan yëpp mu nekk ci liggéey bu xat te koo teew waaye moom it mu ngi leen di yónnee nuyoowam di ko yónnee auditeur ak téléspectateur u Palor TV yëpp nag waaye di nuyu bu baax a baax dama koy wax ne xëy na Ablaye dafa bokk ci kër gi moo tax ma dale ci moom waaye toujours bu ñëwee ci plateau bi dañuy jëkk ci suñu ndeyjoor ñëw ci suñu càmmoñ te bu ñu jëkkee ci suñu ndeyjoor Modou Fall moo fa nekk bu ñu ko nuyoo bu baax a baax nuyu Mouhamadou Ciss moom it nuyu Pape Diop nga xam ne mooy mu ngi jóge ba Kër Moussa waaye kenn ku ci nekk dinañ la joxaat micro bi nga nuyoog mbooloo mi nuyoog mbokk yi nuyoog téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan fii ci Palor TV su ko defee dañuy jël kàddu gi nag jox ko Ablaye moom it mu jàllale ak nuyoowam ci mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di ñu safoo fii ci Palor TV asalaamaaleykum Ablaye. waaleykum salaam wa rahmatullah Mame Mbaye Seck ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla yokk la wér-gu-yaram ak gudd fan incha allah te barkeel ko itam di nuyu mbokk yi ñu bokkal plateau bi yëpp dalee ko ci Baye Modou Fall ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam muy ki nga xam ne moo jiite li nga xam ne mooy mouvement ànd defar Kër Moussa te ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci ay fànn yu bëree bëri di nuyal aussi suñu professeur Mamadou Doudou Ciss ñoom tamit mu ngi koy jox wàccuwaayam bu baax a baax di ko nuyu di la nuyu di nuyu suñu Baye Diop comme ni nga ko waxee léegi mu nekk kilifa ñu xam ko bu baax di rafetlu kàddoom ak xam-xamam aussi di ñaan rek waxtaan bi ñu fi bëgg def tey ñun ñëpp téléspectateurs yeeg ñi fi nekk ñëpp askan bi d'une manière générale ñu jëriñoo ko te mu am résultat bu positif ci biir société bi loolu la ñuy ñaan amaana lu ñu bëgg waxtaan nag tey xaw na yaatu tuuti parce que ci wàllu domaine lay dellu wàllu domaine maanaam wàllu suuf ak li nga xam ne mooy investissement ci industrie yi développement local naka lañ ko mën a amee ci anam boobu daañ ci xuus ak professeur bu baax a baax ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan Palor TV yëpp xam naa léegi rek ñu ñëw ci waxtaan bi incha allah. jërëjëf Ablaye loolu am na solo su ko defee profité ci loolu di nuyu waa 100% bu baax a baax ci bopp bi di nuyu Alla Seck bu baax waaye su ma ko nuyoo rek day mel ni nuyu naa ñëpp di nuyu Astou Diagne su ma ko waxee moom itamit day mel ni nuyu naa jigéen ñëpp ñu yóbbaale ñi ci des su ko defee. bu ñu dellusee ci plateau bi xam naa comme ni nga ko waxee rek xëy na li ñu war a waxtaanee bari moo tax ngeen jéggal ñu nuyoo yeeg yooyu am na ci yu bari yoo xam ne dañ koy abrégé rek jàll waaye dañuy dellu siwaat ci plateau bi
su ko defee jox suñu mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal plateau bi kenn ku ci nekk nga nuyoo ñu dogg jàllale Modou Fall comme ni ko Ablaye waxee moom itamit jóge ba Kër Moussa di président wu mouvement ànd taxawu Kër Moussa moom itamit ñu jox ko kàddu gi mu nuyoog mbokk yi nuyoog askan wi Modou Fall ñu ngi lay nuyu. bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay fay Baye Mbaye ñu ngi lay fay di nuyu képp koo xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñun di suivre émission bi nekk ni waaye di nuyu bépp auditeur wala auditrice waaye tamit nag di nuyu Kër Moussa ak li ko wër yëpp waaye rawatina mouvement ànd defar Kër Moussa moom mi tax ñu daje fi tey jii di nuyu nag bokki mbul yi ñu fekk fii ñu leen fekk ci jàmm yàlla nañ ko nekk ñoom ci jàmm bu ñu dellu bàyyiwaat fi jàmm te fu ñu jëm ñu fekk fa jàmm képp ku leen yéene jàmm yàlla na am jàmm waa kay Baye Mbaye bisimilah. jërëjëf Modou macha allah nuyoo bi matale na te rafet na sell na su ko defee dañuy nuyoog Mouhamadou Doudou Ciss jóge ba xodd ba moom itamit Ablaye présenté na ko léegi ci biir waxtaan wi nekk professeur anglais mais nekk tamit ingénieur en développement local su ko defee moom itamit ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk yi ñu doog a jàll incha allah Mamadou ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu El Hadj directeur télévision bi di nuyu présentateur yi di nuyu sama naataango yi nga xam ne ñoo war a bokk waxtaan bi di ñaan yàlla rek lépp lu ñu fi nar a wax yàlla na doon luy jariñ mu am ay njeexital yu am solo ci askan wi parce que kenn taxu ñoo jóg askan wi ñu tax a jóg di nuyu seen téléspectateurs yi ci YouTube bi ci Facebook bi di nuyu ñëpp di ziara ñëpp. macha allah salaamaaleykum. jërëjëf Mohamed macha allah nuyoo bi matale na su ko defee Pape Diop moom di suñu doyen waaye tamit wax dëgg yàlla di ku rafet xam-xam. ndax introduction bi ngeen gisoon ñu jàllale ko démb moom mii moo ko doon def moom it jóge ba Sébikotane waaye am lu bari lu mu xam ci foncier bi ce qui fait moom itamit moo waral ñu woo ko pour mu ñëw mën a defal mbokk yi waxtaan étaler leen li nga xam ne xam na ko ci loolu. su ko defee dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk yi bala ñoo dugg ci waxtaan wi ngeen gën a xam kan mooy Pape Diop Pape ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Mbaye Seck maa ngi lay fay nuyu. man Demba Diop la mooy sama tur. Demba Diop. waaye dañ ma gën a miine si pap bi ndax turu baay bi ñu la tuddee. Pap Diop. mais Demba Diop laa tudd dëkk Sébikotane si quartier Sébi Coxo. alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si Muhammad dama am mbégte lool ñëw fii si Paloor TV si seen invitation jéem fi faram fàcc si ëttub maam loo xam ne sa maam la woon ba nëgër ni lépp loo xam ne jotoon nañ ko si xam la ñu fas yéene waxtaane si ñaari waxtu yi. jërëjëf Pape Pape Demba Diop waaw soo ko waxee suñu xel day dem ci Demba Diop mu mag mañ nga xam ne moom la ñu tuddee woon stade Demba Diop kon jërëjëf Pape noonu nga wax noonu rafet na am na solo xëy na développement yi ci kanam tuuti lay doon su ko defee dañuy jaare ci biir loolu di nuyu bu baax a baax nag Ablaye Pouy dëkk fii ci Mbul waaye di nuyu Pape Pouy moom i tamit mi nga xam ne ñoom moo ñu andi sànq bi ñuy ñëw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di sant yàlla bu baax di leen gërëm su ko defee dañuy ñëw nag dugg ci waxtaan wi ni ma koy waxee mooy Ablaye moom mooy seen moom moo leen dalal ñun dañuy ànd ak yéen rek gunge leen di chroniquer mais moom mooy ki nga xam ne moom mooy seen gan mooy yéenay ganam moom mooy waxtaan ak yéen ci nga xam ne question yi nga xam ne moom la ñu war a yaatal ci kanam tuuti kon Ablaye su ko defee dama lay bàyyi kàddu gi su ko defee directement ñu dugg ci waxtaan wi ndax defe naa jox nañu def présentation yi ba ñu xam nañu gan yi ñu am ñooy ñan wax dëgg yàlla kon li ci des mooy ñu dugg ci waxtaan wi kàddu gaa ngi noonu. jërëjëf merci beaucoup Mame Mbaye merci beaucoup ñi nga xam ne jot nañu nuyoo aussi ñi leen di fay nuyoo bu baax a baax di leen joxati seen wàccuwaay comme ni nga ko waxee rek amaana li ñu am yéene waxtaanee ko dafa bëri te temps bi demewut noonu moo tax dañuy dem rek ci vif du sujet di nuyuwaat suñu mbokk Modou Fall amaana dañuy tàmbalee ci moom comme moo nekk suñu droite ñu ngi koy ziare bu baax wax nañ ko sànq moom moo jiite li nga xam ne mooy mouvement ànd taxaw wala defar Kër Moussa
voilà ñu koy jox wàcc waayam bu baax a baax a baax aussi Modou Fall ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw kay Ablaye ñu ngi lay fay. yow yaa jiite li nga xam ne mooy mouvement ànd defar Kër Moussa. waaw loolu la yàlla dogal ba jiite mouvement ànd defar Kër Moussa. mouvement boobu bu ñu mënoon xam cëslaayam lan la. ànd defar Kër Moussa. waaw kay jërëjëfati mouvement ànd defar Kër Moussa cëslaay bi lii rek la maanaam dañoo gën a jamono maanaam dëkk ci dëkk bi Kër Moussa waaye dem ba toll ci benn âge boo xam te ni den ni Kër Moussa defal nañu kon ñun lan leen war a defal Kër Moussa daanaka loolu moom mooy but bi dëgg bi demee ci loolu ba yëg ni lan war a defal Kër Moussa ci lan jug nag xool li nga xamante ni xañ na ay manquement la yoo xamante ni doon na ay ndaw yu ko mate wala ñu war koo mën a jéem ñu nekk ca ci kaw loolu moo waral ñu jógoon ngir am taxawaay boo xam ne dañ koy am ngir lépp loo xamante ni luy areeral Kër Moussa la ñu jug fang loolu ci nun ko mane ci gën gaa rafeti defin ndax itam buñ calculer Kër Moussa maanaam dafa rëy parce que Kër Moussa bu ñuy wax Kër Moussa fii Kër Moussa la ci la bokk Kër Moussa au lieu de commune waaye Kër Moussa arrondissement la ndax kuy bàyyi xel war nga xam ne Kayar ni mu toll ak Jandeer ni mu toll ak benn partie ci Fandène Kër Moussa yilif ko doon seen arrondissement kon Kër Moussa maanaam war na xar kanam gi war na weesu fi ñu koy xoolee jamono yi ñu toll nii loolu nag dafa bokk ci li ñu yëg ñun waa ànd defar Kër Moussa moo tax ñu créé mouvement ànd defar Kër Moussa. mouvement ànd defar Kër Moussa. Kër Moussa boobu wax junñi nga ko sànq c'est Kër Moussa en tant que commune. wala mouvement bi dafay yem ci village u Kër Moussa. waaw mouvement bi maanaam Kër Moussa nag la gën a kii. Kër Moussa village la à 80%. mooy base am. waaw base bi Kër Moussa la. waaye nag terewul mi ngi projeté wu. yéen a ngi élargir commune effectivement. ndax mi ngi élargir bu baax a baax. ci commune bi ndax xañ na yëg ngeen ko wala yëgu leen ko. waaye mi ngi am na ci loo xam te ni monsieur Cissé xam naa témoin la ci. boo xoolee financement bi njëkk am pour war ko kii. financement boo xam ne ñu ngi koy calculer ci ay vers 30 millions. foofu lañ ko yóbbu. ci lycée bu Kër Moussa ngir. lycée bi moom mooy li ñëpp bokk. foofu la ñuy ñëw amaana daan ci ñëw ci kanam mooy réalisation yi nga xam ne mouvement bi def na ko effectivement bu fekkee ne Kër Moussa village la en tout cas profit yi ciy génnee commune bu Kër Moussa yëpp ñoo ci jëriñoo donc mën nañu wax ne Kër Moussa ànd defar Kër Moussa c'est une mouvement boo xam ne dafa englobé commune bu Kër Moussa yëpp. ñu leen si jaajëfal bu baax a baax ci mouvement boobu yow yaay njiit di naka la composé woo. waaw kay mouvement bi ci ni mu composé woo ni rek la maanaam ni la ko mën a expliquer bu dee man en personne li am na loo xam ne ni sax am naa occasion pour mën ko leeral man bi may tànn critères yi ñu ma tànne ci pour ma jiite mouvement bi li ci ëpp solo moom mooy man du ma politicien je suis apolitique loolu bokk na ci taxul ñu tànn. donc le mouvement est apolitique. il est apolitique. le mouvement est apolitique. man bokk na ci critères yi faveur yi ngi ma gën a tànne moom mooy. maanaam du ma politicien. par la preuve yi ma leen mën a wax moom mooy. boo xoolee élection yi weesu du ngeen gis benn liste ba bokk ci def naa yaakaar naa liste bu ne soxla na ma. waaw loolu moom bokk na ci. leneen la ci tegu moom mooy doon na loo xam te ni dafa am yu bëree yuñ ci dëkk yoo xam te ni yu ñu moytu. yu yàq lu bëree bëri luy dem. mooy politique benn la ci. beneen bi ci tegu am na lu am solo loo xam te ni li ñu koy bëgg dee andi ay yàqu-yàqu yu bëri nawetaan. li muy baax ci ndaw ñi bëgg ko day yàq lu bëri. am na ci loo xam te ni tamit day yàq lu bëri lu mel ni nu ñu koy waxeeti lu jëm ci wàllu sport. bu nee nawetaan am na yeneen sport yi ci topp làmb sport la boo xam te ni tamit day yàq lu bëree bëri ci lu mel ni mouvement yu mel ni am na loo xam te ni lu yàq mouvement lu mel ni ethnie wala ay xeeti taarix ay yu mel noonu yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam te ne koo dégager ci mouvement bi ba lépp loo doon boo yëgsee ci mouvement bi da ngay génne loolu ba génnaat jël loolu ànd ak moom ndax àdduna lii nii la demee dafa am loo xam ne yaa ko moom am loo xam ne da nga koo bokk am loo xam ne dañ la cee boole loolu nag dañ koy moytu di mélanger maanaam bu dee mouvement bi dañ koo bokk kon buñ ko bokkee dañuy fexe xool kenn ku ci ne ci sa cër ñu jox la ko. jërëjëf yaa ngi wax sànq ni mouvement bi c'est un mouvement apolitique maanaam luy jëm ci cadre politique taxu leen jóg. maanaam lu mel ni samp benn leader jàppale ko loolu taxu leen jóg. mais li leen tax a jóg mooy ngeen agir ci cadre développement. est-ce que mën nga ñu faram-fàcceel ci yan domaine ngeen di defee seen intervention au niveau de la commune de Kër Moussa. merci bari na xam naa loolu moom bu ma ko bëggee lim de xanaa ma am yu ma ci andi rek. nga am yu ci ëpp solo rek. yooyu mouvement bi maanaam bi ñuy démarrer. dafa am na yu ñu gën a animé
fi mu toll nii Kër Moussa ay jamono pour nga jël gis fi mbedd mu mat 7 mètres rek dafa jafe 6 mètres rek dafa jafe woon loolu bokk na ci li mouvement bi day def intervention mouvement bi képp koo xamante ni da ngay jalgati mbedd ñoom automatique foo ne dinañ ñu contacter ñu ñëw fekk la fa daana am ñuy tabax ay fosse ci kaw mbedd bi mouvement bi loolu képp koo xamante ni yaa ngi koy def dinañ ñu woo ñu fekk la fa ñu dindi loolu ndax boo xoolee ñun li tax ñu mën ci loolu dara mooy comme li ma wax rek maanaam amuñu fun féete bu dee way politique yi dañuy bañ ko leen mere ak yu mel na ñun nag ba ñu ko ñu mere ndax dañuy bëgg mbir yi jaar ci yoon na transparence rek. mais voilà loolu am na solo lan moo leen may légitimité boobu ndax di ngeen am ay kayit yoo xam ne moo leen may doole boobu wala seen organisation moo am doole rek. waaw organisation bi am na doole mais avant muy am doole. dana wuti récépissé. ba jaar ci yoon ba am ay kayit yoo xam ne xañ na mën na tax mën nañu permettre. ñu def yi ñuy bëgg a def yëpp. parce que dañuy gis nga maa leen wax léegi parfois dañuy yëngu ci yu bëree bëri domaine yoo xam te ni. faaw tamit ñu laaj la yow yaay kan bu la laaj yow yaay kan war nga leeral yow yaay kan ok loolu nag bokk na ci li tax ñu uti kayit bi ñu utagul kayit bari na yu bëree bëri yoo xam ne doon nañ ko gis xëy na duñuy neex mais duñ ci duñ ci dem au fond parce que ñu ngi doon moote yow yaay kan da ngeen am limite voilà ñu doon am limite mais bi ñu amee kayit tamit li ñuy kayit bi may aussi dañ koy doxee ok jërëjëf merci beaucoup xam naa daañu ñëw ci yow léegi rek maam allez-y bu fekkente ne am nga même ci laaj bi mu la laaj dafa mel ni dafa des nga ko dégg wala am na lu des ci réponse bi muy ànd ba mouvement boobu yow rek lañ ci jot a xam comme membre dafa mel ni amul xanaa bureau wala boo xam ne dafay am ñu ko composé wala mu am ci critères yoo xam ne ak ay règlement intérieur yoo xam ne moom ngeen di doxee ndax mën nga ñu ci wax bureau bi ak critères yeeg règlement intérieur yi nga xam ne yéen moom ngeen amee. jërëjëf bu dee association sax moom dafa am yoo xam ne dafa ànd ak moom bu dee association moom membre koo xam ne membre nga ci moom il fallait que ngay cotiser moom da ngay cotiser boo cotiser wala dañuy wax minimum da nga war a cotiser 1000 francs par mois bu demee ci taxes yi da nga ko cee gis beneen bi ci bu dee lu jëm ci wàllu mouvement bi ak ni mu organisé woo ak poste yi ak effectivement am na ni ma doon président bi noonu la amee. Secrétaire général am na trésorier am na commissaire au compte maanaam lépp loo xam te ne maanaam kuréel guy dox da koy am rek mouvement bi am na ko. Karim Sylla defe naa mooy. merci Abdou Karim Sylla moom mooy le secrétaire général def naan gis ngeen ko démb ci intervention yi. waa kay le trésorier. le trésorier Baba Diallo. Baba Diallo benn. l'activiste activiste waaw. Baba Diallo après commissaire au compte wala yooyu yëpp. am na ku ñuy wax Thierno Ndiaye. waaw Thierno Ndiaye benn. waaw am na yooyu yëpp nag ay commission la. ay commission la bu ci ne kenn ko yor mais day am ñeneen ñu mu ko àndal. waaw c'est bien ça. foofu la bureau bi toll wala. gën nga mën a étaler. si wees na foofu. parce que am na chargé du culturel. am na ci ñoo xamante ni ñoom ñoo féete ci wàllu diine ji ndax. mouvement bi day fépp day dem ci daara yi day jàppale day dugg ci daara yi day dugg ci jumaa yeeg yooyu yëpp moo tax il faut am côté boo xam ne dañ koy jagleel culturel parce que yooyu tamit daa bokk ci li nga xam te ni Kër Moussa da koo soxla tey kon en même temps pare ngeen def ay jàppale ndaw ñi ci ay formation yu mel noonu ci développement ak yooyu kay loolu ñu ngi koy def am na ci yoo xam ne témoin nga ci daanaka bawuñu benn domaine boo xam te ni développement la boo xam te ni dina indi Kër Moussa rendement waaw loolu moom noonu la mouvement bi di doxee jërëjëf loolu am na solo mouvement yi ñëpp xam nañu nu muy doxee est-ce que du ngeen am ay jafe-jafe pour def yenn réalisation yi effectivement dañuy am ay jafe-jafe pour def réalisation par exemple est-ce que maanaam d'abord est-ce que am ngeen ay jafe-jafe interne maanaam ci seen biir organisation interne moom amul jafe-jafe interne moom amul amoo leen ko waaw xam ne externe du moins externe maintenant pour def benn réalisation ci nawet bi bi ñu génn nii xool na dëkk bi ak dispensaire bu Kër Moussa dafa yéen ñëpp gis ngeen ni mu mel ni muy taayoo noonu génn développé nañ benn somme 1.300.000 am na fee ñuy nekk fële ci côté kii bi mooy carrière bi ngeen demoon noonu carrière bi dafa bokkoon ci li ñu leen wax mbedd di Kër Moussa yëpp dañ koy defar même bu mënee jàll sax Kër Moussa bi ñu koy ci seen i fonds seen maanaam li ngeen di jëlee ci cadre profil ci foofu ngeen koy jëlee ci partenariat yu mel noonu merci parce que loolu noonu li fi mu ngi gën a jóge sax ci carrière boobu parce que fu problème bi foofu la demandé foo xam ne ni
kenn mësu ko ñi may exploité ndax benn waaye boo xam te ne ci ay caaxaan la ko teg tey ñu ñëw exploité ko ba am fa autorisation dafa def carrière ñu comme ñoo leen accompagné dañ leen nag da ngeen comme dëkk bi leen accompagné da ngeen indil dëkk bi tamit loo xam te ne na ci mën a gis seen bopp loolu nag mbedd yooyu lañ ci kii bi ñu démarré nag pour di defar mbedd yi boo am na ci benn jour boo xam ne dem nañ ci quartier Ndiobentaay chef de village bi gàllankoor liggéey bi fekk ñun ñi nga amoon yéene suñu dikkee suuf bi ñu fekk foofu dafa bëri dañ dafa am dañuy ñëw réunion par vendredi suñ réunion nag Ablaye xam naa loolu ngeen may ma profité jàll réunion ànd defar Kër Moussa yéen sax bu leen neexee ñu defal leen ko mbul te bu leen neexee question réponse lay doon kum neex mën nga ko mën nga jël say siège ni àjjuma damaa bëggoon ngeen ñëw ñu réunion ñu dem réunion foofu beneen bi ci tegu suñuy réunion kum neex jëlal sa téléphone di enregistré bul tàggoo fu la neex yóbbu ko fa aussi en plein air lay réunion ndax bëgguñu di wax leen luy nëbb ak kii lépp lu ñuy wax tamit dañ koy ñëwee. amul ay sujet tabou. amul lu ñuy daw waaw. jërëjëf merci beaucoup xam naa daan ci ñëw ci yow léegi rek balaa ñuy ñëw ci suñu Baye Diop professeur dégg nga ki nga xam ne mooy njiitu mouvement bi développé léegi yow sa xam-xam màcc ci li nga xam ne mooy développement mouvement yu mel ni ci communauté yi naka ban jàngat nga ci am. waaw sëñ Ablaye maa ngi lay ziara maa ngi lay nuyu bu baax dama am ma fàtte woon nag di sargal sama mbokk xodd ba yow ma jógee donc di leen gërëm di leen sant rek di leen wax ne seen doom ak nii di jéem a faram fàcce lu nga xam ne lu tuuti ci wàllu développement li nga wax am sa question am na solo Diop yaakaar naa ne am na fu bëri foo xamante ne ni daje nañ fa surtout wàllum ci école man naa ko au-delà d'ingénieur en développement local et communautaire professeur d'anglais la ci lycée bu Kër Moussa waaw donc ñoom mouvement yu mel ni mouvement ànd defar Kër Moussa buñ ci mënoon am village bu nekk mouvement dina am solo mais avant muy ñëw ci réponse bi dafa am fu muy jege ci wàllum développement d'abord ñu faram fàcce lan mooy développement mooy maanaam yokkute ci poos yokkute ci nekkin yokkute ci dëkkin yokkute ci lépp loo xamante dina jëmale nit ci kanam te bu ñu waxee loolu bu ñu waxee yokkute ci nit ñi lañ koy xaar donc nit ñi ñoo war a organiser wu parce que dafa am ñaari mbir ci wàllum développement dafa am développement boo xamante ne ci kaw lay jóge wàcc ci suuf boobu xëy na ñii doxewuñ noonu maanaam état bi dafa am le gouvernement am ministre bi am gouverneur am préfet am sous-préfet ñëw ba ci maire bi nag moom mooy administrer nit ñi ci suuf boobu moom la ñuy wax approche bi ñuy wax mooy top down maanaam jóge ci kaw wàcc ci suuf am na boo xamante ne ni nag ci suuf lay jóge jëm ci kaw maanaam ñoom moom la ñuy commencer ñoom mouvement yu mel nii moom la ñuy def maanaam down bottom up maanaam ci suuf la ñuy jóge dem ci kaw boo xoolee boobu sax ci réew yi gën a développé ci àdduna bi ci boobu la ñuy sukkandiku pour jëm ci kaw parce que bu ñu xoolee état bi bu wàccee ay fonds bala moo yegg ci ministère bi def bind mu yegg ci gouverneur bind préfet sous-préfet bay wàcc ci maire bi day fekk lépp day jeex donc askan wi duñ ci jariñoo dara léegi bii nag buñ ko commencé ci suuf waa suuf jóg ñëw muy jëm ci kaw di avancer di ba ci kaw foofu la ñuy gis ne développement bi fa lay gën a gaawee maanaam ñoom Modou Fall man damay saluer seen lancé bi ñu nekkee parce que ànd defar Kër Moussa wax na ko nee na ànd defar Kër Moussa du pour village de Kër Moussa kese am naa ci lu ma ci xam parce que boo nee le lycée de Kër Moussa da ngay wax entité villageoise yëpp yi nekk ci commune de Kër Moussa ñu nga fay daje waa Mbul yi ñu nga fa waa Xodd Bay yi ñu ngi fa Kër Seega village yëpp ñu ngi fa di fa tasee dañ fa def ñoom ay réalisation yu am solo xëy na réalisation boobu laaj ngeen ko waxu ko daañ ci ñëw ci ay salle de classe yi nga xam ne jot nañ ko réaliser absolument loolu daf di loo xamante ne ni lu am solo la lu am solo ci développement dëkk parce que dañu ne dëkk bi dafa war a développer ci ay fànn yu bëri dafa war a développer économiquement dafa war a développer socialement dafa war a développer ci pàcc yëpp maanaam toutes les compétences transférées dañ ko ci war a gis te gis nañ ne association yu mel nii bu amee village bu nekk ku nekk di fa ñu ci te boo xoolee am na ci village yi sax gaa am na ci village yi gaa mais ñun suñuy village yi ni ñu tëddee
pour ñuy développer pour ñu jaar ci mouvement yooyu dafa day xaw a metti parce que boo xoolee mouvement yu bëri jaar nañ fi. je doon ma joxe exemple xodd ba rek laa xam am na benn association bu yàgg bu fa newoon bu tuddoon Ajax. Ajax doon dox ñuy am xaalis bu bëri et cetera mais seen orientation jëmale wuñ ko ci cadre développement. dañ ko jëmale woon ci cadre ay ñoom seen biir rek donc boo ko yebele sa biir rek da ngay fausser complètement les axes du développement. donc mbir mi dañu war a ñun ñëpp ñu bokk. di dóor xàcceendoo di dóorandoo di ko waxtaane am na beneen bu judduwaatoon bu tuddoon ànd defar xodd ba ànd defar yi dafa bari woon ànd defar xodd ba ànd defar mbul ànd defar bari na trop mais xam nga association dafa xaw a compliqué dafa compliqué surtout suñu dëkk yi ni mu demee moom wax na ko ci jël benn waxam nee nañ am nañ ay jafe-jafe externe mais interne tamit boo demee ba ci biir di nga fi am ay jafe-jafe parce que di nga am ñoo xamante ne nii idée yi ngay produit di ko teg ñeneen ñi dañuy ñëw da ngay gas maanaam ñeneen ñi di suul te boo ñeer gas jee di suul tant que loolu mu ngi am ça va être extrêmement difficile pour développement am ci suñu boy yi mais lépp mën na nekk dama naan l'impossible n'existe pas lépp dañ koy teg ci yoti ci table ji ñu waxtaane ko ñu bàyyi égo yi teg ko fële ku nekk am benn hauteur ñu jéem a yëkkati suñu bopp jéem a xam ne lii ñuy def ni du pour kenn du pour lenn pour dëkk bi yëpp la ko voilà. jërëjëf merci beaucoup professeur comme ni nga ko waxee sànq rek association yu mel nii maanaam ñooy booster développement wu dëkk bi ci ñoom la ñuy déparé pour que village bi wala commune bi wala ñu mën a commencer tendre vers développement maintenant ci organisation yi parce que ñu si bëri dañuy am problème boobu mën nañu toog daje ni ay ndaw toog waxtaan nañu def lii mais li leen di may légalité fan la ñu war a jaar ba am loolu. waaw donc merci beaucoup c'est une très bonne question bu am solo la maanaam légalité bi li koy maye mooy bon association yi sax dañu leen war a rétrograder au second plan d'abord du ma ne amuñu solo am nañ solo trop mais boo ñëwee dañu am benn organisation boo xam ne dans le cadre du développement dafa am benn organisation boo xam ne dafa am mu jóge ci dans le cadre légal boo jógee sous préfecture dañ naan la village bi dafa war a am CVD maanaam communauté villageois de développement communauté villageois de développement boobu dafa war a am ay commission dafa war a am commission boo xamante ni dafay jël wàllu pàcc mi commission santé commission éducation commission domaniale commission et cetera yooyu yëpp daf ci war a am léegi yooyu nag mouvement yi ay émanation wu CVD la war a doon donc association ñoo war a dooleel CVD yi mais village yi amu ci benn bu ci am CVD gisuma ko bokk wala doxul bëreegul bu amee doxul donc loolu dañ ko war a tegaat ci kaw table bi te loolu je mets état bi moo war a jël ay responsabilités am indiwaat ko doxalaat ko pour développement man dama am benn affaire bu ma xaw a jaaxal ci suñu nguur yi dañuy wax développement di ci injecté alal ju dul jeex mais doo gis jeexital bi fal la dugg da ngay poser question bi sax ne ñii lan lañ bëgg approche yi ñuy jël moo baaxu selon moi dañuy raté cible bi quoi dañuy raté cible yi avant cible bi sax bala ñoo commencé sax dañ koy raté déjà ñoom seen bopp ñu ngi wax développement mais dafa mel ni ñoom gëmuñu développement ne développement dañ parce que développement boo ko gëmee da nga ci war a def lépp nga def ci parce que la bonne gouvernance y est parce que boo xoolee suñu dëkk yi yëpp maanaam communes yi yëpp bonne gouvernance amu fi quoi nañu waxante dëgg mais amu fi Sénégal bonne gouvernance sooxee na fi trop c'est parent pauvre la fi donc bu amee bonne gouvernance ñu jox la benn mbir pour nga doxal ko ci yoon teg ko ci sa akula taala est-ce que yaa ngi comprendre léegi loolu bu amee développement day gaaw maanaam ñii seen mouvement yi wala mouvement yi nekk ci village yi dañu war a jàppandu ci CVD yi nañu ko indiwaat ci dëkk yi commission yi taxaw xam nga wax na benn wax sànq Kër Mousso mbedd booy dagg ñoom dañuy ñëw taxaw mais ça c'est le rôle du comité du comité domanial commission de la commission domaniale ñoo war a ñëw ne ñun de dañuy war a dagg dëkk bi mais buñ koy dagg commission bi képp kuy dagg sa tool wala ngay dagg sa li nañ la oo ñooñu dañuy ñëw indi seen expert bu fekkee ne am nañ benn fonds de roulement fonds boobu la ñuy jël oo benn géomètre na leen nag daggal leen ñu fii ñu daggal après ñu fay ko ñu dem mais boo xoolee ci dëkk yi sëñ Ablaye dëgg rek a neex yàlla ñun dañu bëgg a développer te jaaruñ ci yoon wa duggal xodd ba duggal Kër Mousso duggal xanaa léegi mais léegi sax gars yi ñu ngi jalgati quoi bien sûr mbedd amul
bi may ñëw di ñëw si fii 50 la ñu dugg 50 yoon benn yoon moo fa am laa fa gis ak yoon ba ca kaw te bii la route principale ou la rue principale fa la ñuy jaar mais c'est exiguë bi dafa gàtt dafa xat foofu bu dara xewoon ci dëkk ba waa sapeur yi war a dugg dañuy am problème donc ñooñu ils ont te loolu moo nekk ci village yu bëree bëri moo nekk ci village yi du mën a yu bëri village yi yëpp looloo fa nekk loolu faw ñu jooyanti ko ñu jooyanti loolu te pour ñu jooyanti ko il va falloir que mouvement yu mel ni taxaw mouvement yi taxaw te ñu am légalité dem au niveau des autorités dem wut fa ay kayit wut fa lépp ñu xam leen nga xamante ne bu ñuy liggéey ci dëkk bi kenn du leen sonal voilà man de loolu laa gis ci mbir yi vraiment jërëjëf merci beaucoup xam naa dañuy def